gërëm leen cànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li ci gën a fees bokk na ca ni fexe ba yoon def liggéeyam ginnaaw ay nit ñàkkoon seen bakkan fukk ak ñeent la toll woon ci weeru mars bee ñu génnaatum 2021 bi ci coowal mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr lu ni mel tax na ba kuréel taxaw na temm di M2D taxaw ngir fexe ba yoon def la ko war ci wàllu guni mel daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca na mu gën a yaatoo dañ ci bokk itam coowal parrainage judduwaat na fi ñu toll ni tembe ci biir élection yi ndëgmal tab bu mu pencum ndaw réew mi de kii fi nekkoon njiitu gouvernement di Abdoul Mbaye ni nguur gi fi nekk tey dafa bëgg a nasaxal démocratie bëgg a teg ay pàkk yooyu galfan yoonu opposition bi tax muy teg parrainage ci wet ga itam kii di député Yaya Diallo moom jàpp ni ak loo ci mën di dégg parrainage lu baax la day tax ba nguur gi du dépenser koppar gu sakkan gu amul benn njariñ ci askanu Sénégal daañu ci ñëw dégg seen i kàddu ci biir xabaar yi doon ci bokk itam fexe ba lépp lu soxal mbirum acte de naissance maanaam kayitu juddu ñu war a ko mën a numériser doolu ko ci xarala yu yees yi ba mu gën caa gaaw ci askanu Sénégal war caa mën a jotim nguuru Sénégal ak bànqaas bi dénk wàllu gën mel ak i partenaire am taxaw ca teem daan ci ànd ak gëstub Abdourahmane Lim dañ ci bokk itam xeex ba am ca Ukraine nar a cokkaas Afrique ñu yëg ko mënta ñàkk wàllum ñàkkum koom gi bu deful ndànk njëgu blé bi dana yokk donte nguur gi teg nay pexe ak lam ca galfan jàpp ni yokk te du am sénégalais yi ñoom ni jot na nguur def kem kàttan ba wattandiku jëggaane gi ñuy fexe ba mbay mi fii ci réewum Sénégal ñu ko fay defee mën koo jëfandikoo daan ci ànd ak gëstu Mouhamadou Sy li bu ci noppee daan ci boole yeen ponk riskis faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci li soxal mbirum démocratie bu Sénégal mouvement bi nga xam ne dañoo taxaw tem ñu koy woowee M2D di mouvement pour la défense de la démocratie taxaw tem ni dañoo bëgg daal ñu fexe ba mën a yoon def liggéeyam maanaam ñi ñàkkoon seen bakkan at boobaak léegi coowal mars la woon ci diggante dàmp ak ndàmpu Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba ay nit ñàkk seen bakkan ñenu àndal ci mouvement 2D googu jàpp ni fi ñu toll ni tembe faw yoon def liggéeyam ndax te defal gi ëpp na te nag ñu ngi liggéey ak ay défenseurs yu sàmm ak doomu aadama kenn ci ñoom kàddoom jip ñu ngi ko duppee Cheikh Tidiane ci boppam Cheikh Tidiane Dièye bécc ne kàddoog ITV ñun dañu waxoon ci suñu këyit ni ñu ngi laaj président Macky Sall ak gouvernement du Sénégal mu ubbi ay l'enquête ba lépp lu ci am ci ñaawteef ñu xam ku ko def nu ñu ko defee ak ci yan anam lañ ko def te képp ku ñu war a teg daan ñu teg la daan yi war ci yow moom itam mu jëloon engagement di dina ko def te son ministre bi muy def mémorandum bi gouvernement bi génnee mu waxati ni dana ko def ñu ni kon nañu leen seetaan ba xam dinañ ko defam déet au moins au niveau national waaye gis nañu ni boobu ba léegi amul benn jéego boo xam ni gouvernement Sénégal yëkkati na ko donc askan wi képp ku ñuy xool di ñu seet ku bàyyi 1 an at di xaar di seetlu bàyyi nga li nga mën a bàyyi délai bu raisonnable la waaye gis nañu ni weddi na kàddoom ñun nag li nga xam ni tàmbali woon nañ ko ci liggéey bi maanaam képp ku def ñaawteef vidéo yi photo yi image yi ak témoignage yi nga xam ne jël nañ ko dem wax ak famille yi ñu wax ñu ni ñu dunde mbir mi dossier yooyu yëpp ñoo ngi koy constituer commission judiciaire bi nga xam ne taxawaloon nañ ko dana ci lëkkaloo ak avocat yi waaye itam ak ñoom Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak bépp kuréel boo xam ni ñoom politique guñu waaye bëgg nañu mbir mi leer bëgg nañu justice def ci liggéeyam danañ leen jébbal li nga xam ne lépp loolu la ñu yor pour ñu liggéey ci ensemble su ko defee ñun itam ñu jël yooyu dossier continuer ci au niveau international li ñu waxoon loolu liggéey la boo xam ne dinañ ci gën a sóobu pour mën cee def li nga xam ne lii mooy engagement bi ñu ci jëloon. Cheikh Tidiane Dièye kàddoom Mamadou Dieng moo ko taxtaan xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum élection ci Sénégal ñu ngi ko jàpp fan ak benn weeru juillet ci atum 2022 bi lu ci mën a doon coowal parrainage moo ko sookeeti Abdou Mbaye jàpp ni ak lu mën di xew fi ñu toll ni nguuru président Macky Sall dafay wëj na saxal démocratie bu Sénégal bëgg galfan tànk opposition bi moo tax muy teg parrainage waaye nekkul lu jaadu Abdoul Mbaye sax dem na bay woo ku jegi ni nañu woon ginnaaw yooyu élection daal di koy boycotté ne nag lii ay kàddoom la am na lu mu ca dénk rajo indi woon na fi parrainage sob constitution indi parrainage indi loi ñu yóbbu yëf ci ca yoon waaye bitim réew maanaam cour de justice bu CEDEAO nga xam ne bu lu nii amee ñoom la ñuy dem ndax ñoom kenn mënul jàpp ne ànd nañoo ak bii gouvernement ànd nañoo ak opposition ñoom dañuy atte ci yoon rek waaw atte nañu nee nañu Sénégal tooñ nga loi bi
nii lañ ko bindee viole le droit de libre participation aux élections kon da nga ko war a dindi fii ak juróom-benn weer loolu bi avril bi ñuy waaj a génn avril 2021 la woon kon octobre waroon na fekk état du Sénégal bu fekkee ne état de droit la dindi loolu dindiwuñu ko bàyyi ko ba pare tey di ko tegaat mais loolu lan la ñu deseel dañ ciy ànd rek lu mu wax rek kon baax na kon kay jaratul sax ñu nekk ci opposition ndax ñun bu ñu nekkee ci opposition li ñu ci duggal mooy défendre les intérêts des populations défendre le droit de vote bu fekkee ne loolu mënuñ ci jara kon nañ ko seetaan mu dogal muy def li ko neex. alors bu boobaa xanaa boobu nit ñi dinañ jóg ba noppi nag ba pare évidemment foog ñu xeex ko itam mais dañuy jóg dugg ci campagne yi dugg ci dëkk bi dugg ci banlieue yi di wax li fi xew looloo gën a am solo dem toogi ci assemblée nationale ba boo xam ne voté nañ ko te teguwuñu ko ci yoon man de noonu laa ko gisee waaye nag ba tey ñu di waxtaan ci suñu biir coalition di ñu mujjee jàpp ñu dox ko. député la woon wala sax njiitu gouvernement la woon di Abdoul Mbaye kàddoom mi ngi madame Ndiaye moo ko tatan kii moom député la pencum ndaw réew mi Sénégal di Yaya Diallo bokk ci benn bokk yaakaar nenam mbirum parrainage bi lu jaadu la fi ñu toll ni tembe ci tam du lu yees yàgg na fee am day tax ba nguur gi segg lu mënta ñàkk la ngir bañu def ay koppari sakkan yoo xam te ne bi la woon 2017 ba léegi mi ngi fendi xel fàttewu ko itam député Yaya Diallo ma ngay faram-fàcce moom ak Mame Seynabou Babou bëriwul ànd naa ci parce que loolu lañ bindoon en 2017 loi la une loi elle doit être appliquée dans toute sa rigueur ñun ñoo ko voté nangu woon ko benn ñaareel bi dina permettre état du Sénégal quand même mu allégé wu sur le plan financier parce que avant parrainage bi di ñëw gis nañu liste yi dafa bëri woon da nit ñi sax dañ daan voté ba réer da ngay fekk ay 15-20 listes ci bureau sénégalais sonn foog naa tey bu ñu defee filtre boobu dina alléger non seulement sénégalais ci jour vote bi mais aussi dina alléger état du Sénégal sur le plan financier parce que bulletin yooyu ñuy defar xaalis bu baree bari la c'est des milliards et des milliards te tey jàpp naa ne li ñu laaj muy 0,5 ba 0,8 pour man lu infirme la sax ci ku war a dem élection législative bu ñu demee ba def ko mooy le BA bi mënta ñàkk ci élection législative ndax ku mënul am 0,8 sur l'électorat national pour man quand même war ngaa mën a bañ a sonal sénégalais war ngaa mën a bañ a sonal état du Sénégal pour dem élection ndax xam nañ ni doo am benn voix bay gagner voilà pour man c'est une loi elle doit être appliquée et c'est une la ñu war a appliquer mooy fexe ba yokkuteem njëgu mburu du am ci réewum Sénégal kàddu yenn ci kàddu yi doomi réew mi la ginnaaw ba nguur gi waxee ni am na stock maanaam rënk nañu lu sakkan ci mbirum blé ngir farine bi lakk mburu mi bañ a manqué ci réew mi ngir kon njëg gi bañ a yokku Sénégal nag ni waaw loolu lu baax la waaye nag fexe ba jëggaani gi mën a wàññikum ndax it ay borom xam-xam dem nañ ba xam leen ni war nañoo mën a bay blé ci réewum Sénégal gi wala sax ñu am yeneen xeetu mburu yu ñu war a defaree ci réew mi ci liy ñor ci réewum Sénégal ab gëstu bu xóot bu ñuy ànd ak Mamadou Sy reportage. Diavni Malick Sy ñu ngi seen Didi Fall atam xaw a toll ci juróom benn fukki at bu ngi jàkkaarloog mbedd mi conséquence yu nar a tukkee ci guerre bi dox diggante Russie ak Ukraine loole nag xaw na kaa tiital donte nguur gi jàpp na ni am nañu ab stock bi nga xam ni fii ba ñetti weer njëg yi mën na bañ a yokk waaye loole dalul xelam. non loolu mënul dal xel vraiment loolu moom vraiment dëgg mënul dal xel quoi parce que waaw état bi daal mesure boobu daal man daal kii ma ci mënul dal xel quoi. mën na guerre bi kay kenn xamul fu mu ne actuellement kenn xamul fu ñu jëm kenn xamul fan la affaire bi fu muy yem kenn xamul ko quoi parce que vraiment métti na trop quoi waaw bu ñu bëggee. ñeneen ñi nag ñu ngi rafetlu matuwaay bi état bi jël. waaye ñu ngi sakku ci nguur gi ngir ñu fexe ba dolli marchandise bu ñu ko mënee sax am stock bi nga xam ni dina fi nekk fii ba at. comme ñoom niñ ko waxee rek quoi mais ñoom buñ waxee ni stock bi ñu yore nii mën nañu yóbbu. waaw nañu dool ba boobu ñu xool rek ba xam. mën nañ ko renforcer aussi. bon buñ ko mënoon def 1 an sax mën na baax ñu xaar quoi. ñun de bu ñu sañoon état bi gën a yokk la jënd bi ndax instant bi 2 mois du dara. Sali Fall moom xalaat ni dafa jot nguur gi fexe ba ñu mën a wàññi lu ñuy importer produit yi. baykat yi bari nañ fii war nañu mën a nag di lijjantil blé bi suñu bopp yenn produits yu bari war nañ ko mën a di def produire suñu réew mi kon pourquoi pas Macky Sall gën a farlu ci baykat yi rek ñu mun ko di produire suñu réew
lépp Sénégal lépp genn wàll produit yi fi nekk yëpp dañ koy wuti te li ñuy wuti yëpp lu ci ëpp war nañ ko mun a am suñu réew. gannaaw bu groupe Sénégal daal di fexe ba ñu mën a wàññi dundin gi ci jamono ji nag ñu ngi ci ay tànk fexe ba conséquence yu tukkee ci guerre bi dox digganteeg Russie ak Ukraine bañ a metti ci askan wi mu doon nag ay mesures yi nga xam ni ku nekk am nga ci xalaat bu wuute waaye ñoom ñëpp d'accord nañ ñi ci jamono ji groupe Sénégal dafa war a fexe ba ñu mën a dundee lu ñuy bay ñu bañ a sukkandiku ci kenn. jaajëf Mouhamadou Sy ak Souleymane Diallo waaye nag sikk amut ci nim Sénégal gi xam ngeen ni ku fi bëgg a am kayitu juddu da nga wër ba sonn ñu ngi ko dëxëñ ci ay kàggu yu ci bari sax léeg-léeg ndox fekk fa yàq ko wala ñu ni sax lakk na wala ay nux dugg ca lu di banti xew am na pexe yu ñu war a mën a def ndax jamono ngi dox àdduna tam ànd ak moom ci xarala yu yees yi Sénégal nag war a dëgmal fexe ba daal di numériser lu toll ci fukki million ak juróom seen i kayitu juddu def ko ci këggu yi nga xamante ni bi fa nga toog ngay toog bés bouton rek mu daal di la koy indil ñu mën ko caa rënk lu mel nag tax na Sénégal ak i partenaire am jàpp ni bala yàgg daram daañu tàmbalee becc ci wàll yu mel noonu ba gën ko yombal sénégalais yi ndax loolu nekk na jafe-jafe guñ dund ci lu bëree bëri ñu xuus ànd ci ak Faram Facce ak Abdourahmane Ly. Enabel ci lëkkaloowam ak direction d'état civil seen jubluwaay bokk na ci tàggat lu toll ci juróomi téeméeri manager ak ñeneen ñuy yëngu ci wàllum état civil fukk ak juróom ñuy lëkkaloog ñoom juróomi benn téeméeri archiviste lépp ngir yombalal jotadi bi ci kayit yi jëm ci wàllum état civil ñaar fukk tàggat nañu leen ba noppi seen mission bokk na ci yaatal ci réew mi yëpp xam-xam gi nga xamante ni jëlee nañ ko ci bu ñu sukkandikoo ci Alioune Ousmane Sall. dañoo xool ci gestion état civil bi am na manquement ci formation yi am na ñu bari surtout aspect politique bi maire bi day ñëw am na agent am na yu mu andi ñoo xam ne xamuñ état civil alors que état civil métier la donc ñu wax il faut ñu former agent yi ak auxiliaires yi pour ñu defar bu baax acte yoo xam ne yu baax la yu sécuriser parce que extrêmement identité nit la identité waruñu ko fooyee. muy ay agent yoo nga xamante ni daan nañu leen a tàggat jaarale ko ci jumtukaayu xarala yu yees yi ak ñeneen ñoo nga xamante ni en présentiel lay doon di xamlewu directeur état civil la bàjjenu gox yi danañu ci bokk gannaaw kon bu ñu sukkandikoo ci rôle bu am solo gu ñu am ci société bi Alioune Ousmane Sall ngi leeral. formation bi aussi dañu boole bàjjenu gox parce que société état civil ci famille lay xaw mais surtout ci centre de santé yi bàjjenu gox yi communauté boo xam ne bu important la ci dispositif au-delà des officiers ak agents d'état civil donc ci 14 régions yëpp dañu former yu bari yoo xam ne c'est en cascade. ay cohorte yu bari la pour mun a am niveau bu baax pour mener bien mission bi. fexe ba ñëpp ñu mën leen a enregistrer ci fichier bi jaarale ko ci jumtukaayu xarala yu yees yi loolee mooy jubluwaayu direction état civil la fukk ak juróomi millions yi acte d'état civil daanuñu leen a numériser bu ñu sukkandikoo ci Alioune Ousmane Sall. on vient d'attribuer d'avoir un prestataire. mujj nañoo am prestataire bi nga xamante ni moo nar a jël fukk ak juróomi millions yi acte d'état civil ngir numériser leen. gannaaw loolu yeneen fukk ak juróomi million dinañu ci taxaw mu def lépp nag fanweeri millions yi acte yu ñuy jaarale kon ci jumtukaayu xarale yu yees yi données yooyu yëpp nag nar nañ ko yóbbu ca data center bi nekkee ca Diamniadio liggéey bi njëkk tàmbali nañ ko ndaxte dañu jàpp ni dañ ko war a baral ndax nag dafa jàmp loolu ñu gérer boobule jafe-jafe jëm ci wàllum état civil. ñuy liggéey ci wàllum état civil te teewee bile xew-xew di cérémonie de clôture formation agent yi yëngu ci wàllum état civil seetaan nañu ay vidéo yoo nga xamante ni tàggat gi fa lañu ko jaarale nga xamante ni dañu ko tekki ci kàllaama yu bari yu ñuy làkk ci réew mi muy ay jumtukaay ngir gën a ñoŋal kon xam-xam yi ñi nga xamante ni ñooy officier d'état civil yi ak ñu ci àndal. Abdourahmane Ly jaajëf bu fekkente ni mbirum kayitu juddu di état civil ak nañ ko war a càmbare ña nga cam ñii tamit fexe ba am courant bu doy ndax dana tax moom beccim koom ci dëkku kawu Sénégal yi ku ci ne fa nga nekk nga yëg ni bokk nga ci réew mi moo tax it bànqaas yi nga xam dañ ko dénk fexe ba ñu mën a am courant bu doy ci réew mi rawatina duppee énergie renouvelable ak seen i partenaires ñoom itam ña nga ca li ñu bëgg mooy tàggat tamit ay Sénégalais ci diwaanu Sénégal yu ci ne ba kenn ku ci ne war a mën a lawal courant bi ba ku ne mën caa gis boppam ci wàllum koom ñu ànd ci Faram Facce Babacar Seck. ci programme bi mu sumb di taxawal ay jumtukaay ngir yombal nekkin bi ci dëkku kaw yi
ñu nar koo jaarale ci courant bi nga xam ni jant bi moo koy togg. agence nationale pour les énergies renouvelables di ANER xaatim na déggoo ak Barefoot College International bi nga xam ni liggéeyam mooy tàggat jigéen ñi ba nu mën a installer ay panneaux solaires. bi ñu war a def plateforme yi également fekkoon na ñu prévoir ne plateforme bi dëkk bi ñu ko def dañ fa def comité de gestion former leen ci gestion mais également danañ jël ci dëkk ba ñaari nit former leen ci mbirum solaire pour que installation bañ fa def ñu mën ko toppatoo. ci lañ xamanteeg Barefoot College ñu waxtaan xam ne li ñuy def lañ waxtaan ak ñoom comme ñoom seen former ay nit mooy seen liggéey ñu waxtaan ak ñoom ñu ne bu ñu sañoon dañ ànd ci projet yu bëree bëri signé benn convention boo xam ne dañ ànd liggéey bokk liggéey bi waaye nag dafa am projet bu jàmp boo xam ne commencé nañ ko installé muy ay plateforme yu ñu yóbbu ci dëkki àll yi te dëkk yooyu kat bu ñu samee plateforme pare dana am ñu fa nekk ñoo xam ne bu plateforme bi amee problème ñu mën ci liggéey. courant bi nga xam ne ñu ngi koy jaarale ci naaj bi wala ci ngelaw li dina nekk lu am solo ci aar kéew gi waaye it dina yombal nekkin bi ci dëkku kaw yi. waaw mooy changer seen communauté yépp parce que déjà fu amul làmp guddi wóoru doo gis fi ngay dem mën nga daanu jaan mën na la màtt defe naa jiit lañ koy wax mën na la màtt ñoom dañuy wax souvent dañuy am ñuy ñëw di sàcc seen gétt yi seen xar yi ak seen nag yi guddi seen doom yi tamit bu xasee ba timis duñu mënti jàng donc loolu yëpp ay changement la rax ci dolli nag ñun dañ leen di jàngal yeneen ay nu ñu defaree këriñ boo xamante ni doo soxla dagg garab nga xam ni loolu day jàppale askan bi ak àddina bi yëpp ndax garab bu ñu dagg mooy taw bu wàññeeku mooy désertification baaxul. programme yi nga xam ni ANER mu ngi koy doxal am na yu bari yoo xam ni ñu ngi ko jagleel jigéen ñi rawatina ñi nekk ci kaw gi. jaajëf Babacar Seck coom bi ab gox la ab dëkk la bu nekk ca diwaanu Kaolack ab commune la sax itam doon na dalloo ndajem ministère bi ñu dénk càmm gi la ci aju moom ci boppam waxtaan ba doon def mooy fexe ba gën a ping maanaam jur gi fexe ba ping gàtt yi itam ba yenn feebar yi ba na mucc ci ñoom lu mel moo tax suñu correspondant ba ca gox ba Adama Saax ànd ak Astu Mbay moo ñu koy faram-fàcceel. commune bu Thiomby nekk ci département bu Kaolack moo dal di dalal nemmeeku bi ñuy amal ci campagne jëm ci ñekk jur gi fii si Thiomby nag kilifa yi daal di nañ rafetlu bu baax taxawaay bi nga xamee ne éleveur yu diwaan bu Kaolack am nañ ko. li ñu fi gis dal na suñu xel. mais fàttali ne fii ñu nekk zone la boo xam ne ñiy transhumé ñu bari dañ fiy ñëw ñii nga jóge Jolof ñii nga jóge Fuuta. ndax yàlla dafa def ne fii mooy bassin arachidier fële ca kaw ñax mi dafay teel a jeex bu ko defee màngaan yi ñëw fii. di wut si ñax àla kulli haal moo tax ñu leen di topp ñun tamit ñëw ba fii looloo tax bu ngeen gisee résultat yi nga xam ne am nañ ko fii ci commune bi mu àgg ay 200% li muy tekki mooy jur googu yëpp du jurug Thiomby am na feneen fu mu jóge looloo tax mu àgg foofu. benn milliard ci suñuy koppar lañ daal di dugal ci li nga xamee ne moo di campagne nationale jëm ci wàlluk ñekk jur gi teewul nag ki nga xamee ne moo di Ali Saleh Diop di woo rek ñi nga xamee ne ñoom ñoo di borom jur gi ñoom itam ñu dugal ci seeni loxo. xam nga feebar moom ni mu baree ci nit ñi noonu la baree ci mala yi waaye dafa am yi gën a soxor yi ëpp li ñu rey yooyu la nguurug Sénégal ne man yii laay gën a jàmmarloo maanaam milliard bi ma waxoon sànq la feebar yi nga xam ne moo ëpp li mu yor mi rey yooyu la ñuy jël en charge di invité nag ñi nga xam ne également ñoo am jur gi lenn li nga xam ne c'est moins dangereux waxuñu ne dangereux mais c'est moins dangereux ñoom également ñu jàppale ñu def seen loxo mooy lu mel ne safa bi loolu nag comme ni ñu ko waxee nag bi pour nga ñàkk ko 2500 la laaj ak tollanti muy 5000 francs ci at mi maanaam xel aussi day nangu bu fekkee ne am nga nag boo xam ne 300000 lay jar nga dépensé ci 5000 francs pour mën koo ñàkk loolu xel mën na ko nangu ki am jur goo xam ne car macha allah toll na ci juróom fukki bopp wala téeméeri bopp xëy na bu jaayee benn nag dana mën a sowee loolu lépp. lu aju nag ci wàllum càccum jur gi ak lii di aliment de bétail bi jëwriñ giñ dënk wàlluk càmm gi nag nee na day gouvernement bi dina ci xar tànk tubéyam. jaajëf Adama Sarr xabaar yi wéy jàpp leen ni fexe itam ba lépp luy wàllum koom-koom gën a law ci réewu Sénégal bànqaas bi nga xamoo di DER ña nga cay dox
doon nan becci na gën a dem waxtu yu tembe ñi nga xam dañ leen a war a financer daanaka nag fukk lañ ca tànn ni ay liggéeyukaay mu ko wax ay start-up muy liggéeyukaay yi nga xam te ne bi ay ndaw ñu ca nekk ca ko ci ku nekk pàcc ba nga yëngu mu am sax ñaar ñoo xam te ne bi ay doomi réewum Sénégal lañu tànnees na leen seen taxawaay ci wàllu gu ni mel lañ ca bëgg nag mooy fexe ba ñu beccim koom ku ci ne tamit man caa gis sa bopp rawatina ndaw yi dañ ciy xuus ci pàcc gu yaatu goo xamante ne bi dañ ciy ànd ak ki nga xam moo di Aminata Ly mooy yore lépp luy communication ca DER lam ca Denki TV. programme bu accompagnement la mais ci biir programme boobu également dañ leen di jàngal nan la ñuy def pour am ay financement mais lëkkale leen ak ay structures yoo xamante ne ay structures de financement la ñu donc DER dafa bokk ci co-organisation boobu donc ñu daal di indi ay experts yu jóge ci ay dëkk yu bëri ñu daal di jàppale start-upers yi ci ay fan te bi mu jeexee start-upers yi daal di présenter seen ay projet benn jury ak ay critères de sélection jury boobu daal di choisir fukk yi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a xarañ ci critères de sélection ci bi ñuy tàmbali demande yi ñetti junni demande la woon ëppoon na ñetti junni demande ñu daal di wàcc ci sélection yi ba am ñaar fukk tey fukk yi gën a baax ñoom la ñu choisir li am solo tamit pour ñun pour DER/FJ mooy am na ñaari start-up sénégalaise yu bokk ci top 20 yi ak benn bu bokk ci top 10 bi muy Pro Xaalis donc loolu tamit nekk jéego bu rëy parce que dañ daan gis start-up anglophone yi ñoom ñoo doon bénéficier ci type programme bi mu amoon benn frein boo xam ne start-up francophone yi mënuñu woon accéder ci type programme yi mais de plus en plus ak programme yi nga xamante ne moom la ñuy def en local parce que DER/FJ am na ay programme mu accélération programme mu incubation ak pré-accélération ñu gis ne seen niveau yokk na ba léegi ñu mën a prétendre bokk ci type programme d'accélération yi ba ñun ñu dem ba ne Sénégal war naa mën a am li ñu daal di leen xëcc ñu defee ci programme d'accélération bi Dakar donc c'est un programme qui va durer sur 3 ans donc bii première année bi lañu nekk bi mooy deuxième cohorte bi ñu lancé ko. xabaar yi wooye ginnaaw mbirum li nga xam moo soxal nekkinu askan wekk ndaw ñu ci wàllum koom jàpp leen ni li tam soxal beneen kuréel bu war a beccum koom ñoom it ña nga ca muy ay soxna yu boole seen bopp daay taxawal benn plateforme di ab fexe daal ba seenu ko mbir war a mën a law ba ku ne mën caa jot si ñoom nag da di nekk ay femmes d'affaires ay gëstukat tam ña nga ca waaye tam ay journalistes it ña nga ca lañ ca bëgg mooy ku ci ne la nga am ci xam-xam nga war ko mën a becci waaye tam fexe ba taskati xibaar yu jigéen ñi tamit liggéeyukaay yi ñu gën caa ami cër am cay ndomba tànk itam day nekk lu ñu jàpp ni dana tax ba ñu gën a wone seen man-man ci des koy xibaar yi ci biir réewum Sénégal gi ndaje mën a xuus ànd ci ak faram-fàcce Seydina Aliou Sow ak Moussa Fall. ay jigéen yu yëngu ci wàllu yu bëri am ci xarañteef lool fii ci réew mi bokk na ci wàllum alam gi jamono ji nag gàkk-gàkk yi bëri ci lool muy indil jigéen yu ciy liggéey ay jafe-jafe waral ñoom ñi di jàpp ne ab politique bu amul xaajale képp moo ko mën a saafara. ñuy xaar ci loolu mooy que li ñu naan question du genre qu'il y ait une prise en compte du genre ci li nguur gi di doxal ci wàllu politique ci wàllu projet ci wàllu programme lu ñu mënti def daal ñu xalaat bu baax en fait question wu genre bi parce que jigéen c'est au début à la fin de tout. beneen wàll di tasum xabaar jigéen ñi fës nañ ci lool bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo bii di Nina Penda Faye waaye nee na jot na ñu jiite kër yile. ñu ngi émancipé wante nekkuñu fa ñuy dogale bëriwuñu bu fekkee sax am na ñoo xam ne ñu ngi fi ñuy dogale li ñu bëgg nag mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne mooy organe de presse yi ñi nekk ci mbirum tas xibaar ñu mën a yegg ci fi nga xam ne foofu la ñuy dogalee ndax foofu la lépp di xewee. keneen ku gisee noonu di njiital groupe E-Media. Et si nous voulons avoir des médias qui sont viables. bu ñu bëggee am ay këru tasukatu xibaar yoo xam ne day gën a xarañ jàpp naa ni rek faaw ñu gën cee jox place ñi di jigéen ñi man yaakaar naa ni bu ñu bëggee ñu gën ñoo respecté ci liggéey bi faaw rek jigéen ñi am ci place boo xam ne bu am solo lay doon moo tax ma yàpp ne place yooyu sax dafa war a doon place yi gën a mag ci groupe yi ngir ñu gën ko mën a doxal. Surtout qu'elles soient à des niveaux de responsabilité élevés. jigéen yi seen xam-xam màcc ci wàllu yu bari ñu am ci xarañteef lool ñoo amal ab ndaje ci résidence ambassadeur bu France li ko wundu du lenn lu dul xeex ba gën a am visibilité ci këru taskatu xabaar yi.
jaajëf Seydina Alioune Sow ñu wutali bitim réew benn ponk la mooy la xew ci réew Ukraine digganteem ak Russie foofee jàppale ni kon coow la ba léegi jeexagul ci tey sax ñii di soldats yu Russie dañoo gën a teengal seen ay songum ci ay dëkk yu mag daanaka ginnaaw ba nu wëree ndoom ba dëkk yu mag yu bari fee nga xam mooy ca biir Ukraine bokk na ca fu mel ni ki xarit yi foofee tam daanaka ba léegi ñu ngi waxu ay couloir maanaam ay xàll yu mën a xotti ba war faa mën a sauver ay civil noonu ci image yi daanaka ñuy faatu di gën a yokku ni ay civil donte jamono boobee tam xeex bi ci wàllum communication mi ngi lawandim kooku ngeen di gis moo di njiitum réewum Ukraine di Vladimir Zelensky moom ci boppam sax tout le temps dafa ba ci ay kàddu saa su ne di wax ni xeex bi daañu ci am ndam donte itam mi ngi dànkaafu waa Russie yenn saa yi waaye it léeg-léeg mu dal ci kaw ñii di waa Europe ñàkk bi ñu ko ñàkk taxaw la mu doon xaar ci taxawaay gu am solo mooy fafal naaw yi déqi di mën a xeex ak ñoom di waa Russie googule waaye nag tey jii jàpp leen ko ñi nga xam ñoo di Union européenne daañu gën a yokkaat armes yi nga xam daanu ko jox waa Ukraine ngir ñu mën a xeex ak waa Russie yooyu bokk na ci lu mel ni ay xeetu missile yoo xam te ne bii ay missile sol lay doon yu mën a daaneel fafal naaw yi yooyu yëpp sax ne ñu def na fa ay effets yu am solo maanaam daal résultat ba mu wanee baax na lool waaye itam lu man di xew jàpp leen ni am na ñu jàpp ne war nañoo mën a yóbbu Poutine ak ñamu àndal ca kanamu CPI muy Cour pénale international ndax dañoo wax dafa am lu ñu duppee crime de guerre anam gën songe civil yi nekk lu jaar lu mu ci mën di doon bari ki de am na benn hôpital pédiatre bu nu laal ba am nañ sax ay malades yu fa nekkoon di ay jarag yu fa jaare ñàkk seen bakkan dañ toppaat wàllu gurmel incha allah ci na mu gën a yaatoom ak ITV li moo tëj xabaaru marax yi tey jile sant leen gërëm leen ci ànd beek ñun ni skis ñu bàyyi leen ak programme bi la total lay doon bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall axi ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf